internet Medina TV HD nuyu nañ leen dalal leen jàmm fii ci Medina TV comme niñ koy defee saa su nekk dañ leen indi lu bees tàq mu di Actu Medina nag actualité Medina rek moo ko tax a jóg premier numéro bi nag dama cee dalal koo xamante ne kenn du ko présenté doomu Medina la ba pare nekk fierté Medina mu di Balla Diouf Balla ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Medina TV. waaw Fatim maa ngi lay fay di la dalal jàmm di kontaan trop ci ñëw bi ngeen ñëw vraiment muy émission bu bees di Actu Medina première édition bi nekk nii di ñaan yàlla mu nekk ay 5000 éditions. amiin parce que Medina rek leen ñor tey ku gis ngeen dem ba tuddee seen kër Medina TV parce que Medina ñor na leen te ñun nag ay doomu Medina lañ dëkk fii juddoo fii yaroo fii màgg fii donc lépp luy xew Medina rek intéressé ñu donc di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. merci sans plus tarder dañuy daal di dugg suñu waxtaan ak suñu émission Balla ñu bëgg a xam naka nga gisee période bi troisième vague Covid bi ak ni mu bëree ba tax sax am na ay combat yoo xamante ne yu mag la taxawaloon nañ ko ba fi mu toll nii dañ ko mujj annulé naka nga gisee loolu. waaw donc di masawu coono rek di masawu sénégalais yëpp di wax ni dëgg la feebar bi mi ngi fi donc mi ngi fi depuis 2 ans nekkul lu bees donc depuis 2 ans feebar bi mi ngi fi Sénégal donc jéego yu bëri def nañ ko ci et vraiment boobu ba léegi ñu ngi fi nekk ci Covid bi donc boobu ba léegi nag tey li may déplorer rek mooy combat yi nga xam ne tey annulé nañ ko. ci dernier moment bi nga xamee ni tey. vraiment mbër yi préparé nañu dépensé nañ li ñu yor yëpp donc voilà saison bi ubbi woon nañ ko donc vraiment yaakaaroon nañ ni tey dinañu am yeneen proposition lu dul tëj parce que tey defe naa ni actuellement là où je te parle Jeux olympiques yi mi ngi dox à Tokyo te defe naa ni zone yooyu ñoo ñu gën a metti tey ku xool championnat européen yëpp jàll na ku xool coupe d'Europe bi jàll na Copa America jàll na te lépp mi ngi ci biir Covid bi donc je pense que tey war nañu am yeneen alternative yu dul arrêté lépp parce que tamit ñi nga xam ne tey dañoo investir seen xaalis investir seen énergie je pense que tey mérité nañu tey ñu encadrer leen accompagner leen ko ñuy arrêté activité yëpp du jour au lendemain comme ça en plus mu bett ñëpp di wax ne nag feebar bi mi ngi fi ñëpp responsabilité de chacun la ku nekk na jël say matuwaay xam nga tey activité mënul ñàkk parce que feebar bi tey bu fekkee ni ñëpp dañu feebar bi mi ngi fi rek kenn warul def dara et je pense que dina gën a métti je pense que war nañ mën a am yeneen alternative yi nga xam ne tey ku ci nekk li nga nekk rek dina mën a continuer at ay mesures barrières at ay vraiment communication at vraiment sensibiliser gën a sensibiliser nit ñi tey làmb tey mënoon na nekk benn support de sensibilisation à travers tout le Sénégal parce que Sénégal yi ñëpp bëgg a làmb tey je pense que tey moyens yi ñu waroon def dañ ko waroon def ci làmb vraiment mu nekk benn genre moyen de communication support de sensibilisation tey loolu laa gënoon gis que ñuy arrêté activité yëpp ay activité millions sénégalais vraiment ñëpp doon toog di xaar wax dëgg yàlla war nañu am yeneen proposition yu dul arrêté làmb ji carrément quoi. macha allah loolu am na solo dañuy daal di dugaat feneen rek Balla Diouf après sa carrière làmb ci lan nga nekk actuellement ci lan ngay yëngatu. waaw Balla Diouf après carrière làmbam ci li muy yëngu bëri na. donc ubbi woon naa restaurant BCEAO ci plage bi. donc nekk ci dem naa defi formation dans la sécurité. ba tey ma ubbi sama agent de sécurité tey employé lu mat 22 jeunes. donc vraiment di assurer seen salaire chaque mois. beneen bi tamit maa ngi ci écurie bu mag bu ñuy wax Jàmbaar Wrestling Academy. vraiment nekk fa responsable nekk fa entraîneur principal. en plus di gérer vraiment philosophie ak moralu groupe bi. donc wax dëgg yàlla écurie boo xam ne roi des arènes fa la nekk. tey ñi ñuy wax les futurs rois des arènes ñu bari ak espoiru lamb yu bari ñu ngi fa. yàlla def na nag ñu wóolu ma. vraiment dénk ma seen bopp man tamit ma nangul leen ko vraiment di ci daj ay coono sinon maa ngi ci lu bari lépp li nga xam ne rek tey mën na ma téye sama dëkk ba du ma xalaat a tukki lépp loo xam ne mën naa ki dugal sama xaalis vraiment liggéey ci mu jural ma te du ma ko ñaani du ma ko defi neneen maa ngi ci. ñu gis ne en 2017 sax doon nga liggéey ci wàllum sécurité ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ba. waaw donc mooy li ma la wax rek parce que man ba ma bàyyi bëri dama toog ne foog ma def sama reconversion ci lan la donc bëri naa aspect yu ma mën donc mën naa commerce mën naa business en plus sécurité aussi am naa ci notion période bi may defal Cheikh Ahmed di accompagner Cheikh Ahmed Tidiane Ba période boobu maa ngi def sama formation au niveau de gendarmerie
Colobane au niveau du GIGN donc def sama formation ba ma pare nag ba am sama diplôme laa génn taxawal sama agence te je pense que ça fait 1 an et demi agence bi mi ngi tourné donc sama clients yi may liggéeyandool yëpp xam nañ ma xam naa leen donc voilà te loolu day wane ni rek nit ki toujours boo nekkee jeune da nga war a am ambition lépp loo mën a def opportunité boo mën a am da nga ci war a boole liggéey ndax liggéey moom rek la dul wàcc tant que ñu ngi dund dañu war di liggéey donc comme ñun dañ bokk ci jeunes sénégalais yi nga xam ne tey dañu gëm suñu dëkk bëgguñu tukki yàlla def na ni am nañu opportunité yëpp pour génn réew mi mais ñun dañoo préféré toog ci dëkk bi parce que dañu am philosophie que ni bu ñëpp a demee kan mooy defar dëkk bi donc ñun nag ñu bëgg a toog suñu dëkk bëgg liggéey moo tax lépp li nga xam ne rek mën nañ ko def mën nañ ko teg pour accompagner suñu bopp ba pare accompagner suñuy jeunes frères ñu ngi ci. agence bi ñu bëgg a xam tur bi ni mu tudd. agence mi ngi tudd BDS. ça veut dire Balla Diouf sécurité. voilà mi ngi basé au niveau du Nord Foire bureau bee ngi foofu. donc maa ngi ci point yëpp maa ngi ci VDN bi maa ngi sécuriser benn quartier bu ñuy Ouest Foire Xandaar. Mariste maa ngi fa maa ngi Castor maa ngi un peu partout daal. donc maa ngi ñaan yàlla nag mu gën a yaatu. donc comme ku yoddu sa xët step by step rek ñu ngi ci bu baax a baax di ko gën a organiser di ko gën a professionnaliser. bala ñu dugg tuuti rek ci politique naka nga gisee situation politique Médina actuellement. waaw situation politique Médina actuellement donc dañuy njëkkee ci valeur. parce que ñun Médina dañ ñu xam ci valeur depuis doomu Médina ñun ñu fi juddoo tey sama maam a ngi nii toog suñu kër a ngi nii fii laa màggee fii la ñu xam lii la ñu xam dañoo Médina dañu xam dimbalante tey doomu Médina boo laalee kenn laal nga ñëpp ñun loolu la ñu màggee loolu la ñu xam tey. Depuis 2014 politique tax na doomu Médina yi vraiment di gàddu jaase di reyante te ñun Médina soxlawuñu loolu dañu soxla ku ñu unir dañu soxla ku ñu teg ci yoon ku am ay ambition ay projet d'avenir yoo xam ne pour les jeunes mais pas lépp politique jël xaajale Médina xaajale ñëpp donc loolu noonu nekk na loo xam ne dañ koy déplorer situation politique Médina nag vraiment am nañ fi ñoo xam ne vraiment ay responsable lañ vraiment am nañ fi ñoo xam ne ay responsable lañ ku ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba comme ni ma la koy waxee koo xam ne tey Médina nga juddoo fii nga yaroo fii nga tekkee demoo defi ko feneen loolu ci Médina di jàppale jeunes Médina yi di jàppale waa Médina yëpp vraiment moo am ambition nag pour jël vraiment mairie bi et maa ngi woo lancer appel doomu Médina yëpp tey ku ci gis ni tey vision wu Cheikh Ahmed Tidiane Ba doy na la te muy doomu Médina wax dëgg yàlla nga dem adhéré tey ñun Médina li ñu soxal mooy tey wax dëgg yàlla situation yi ñuy dund actuellement tey dañu am benn maire boo xam ne daf fi nekk Médina jox ko lépp muy Bamba Fall Médina deselatu ko dara mun naa wax ne 2006 ba muy jógee Italie di ñëw Biram Saasum di ko fayal fii waagu ñaay at Fass fii la ñu fekk boobu ñun ñu ngi bëri ay millions nekk ci Médina bi di ànd ak waa Médina bi du dëgg boobu ñun yàlla def nañu lu ñu doon te du mës a dañ du ko mës a dindi du dëgg mais ñun dañoo juddoo ci Médina bi di constater depuis 2014 tey lépp li nga xam ne mooy espace vert amatu fi tey lépp li nga xam ne tey moo doon douche publique tey jël nañ ko def ko ay magasin tey ba jàkk sax bi nekkoon ci rue 25 angle Blaise Diagne bi tey def nañ ko magasin vite fait tey ñu ne ñun est-ce que un maire la ñu am wala koo xam ne daf fi nekk rek pour defaru mais quoi qu'on puisse dire nag liggéey na Balla parce que mais ku xam Bamba Fall xam ne liggéey na mais comme lan école Médine bi bëri na pavage yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen pavage yi projet Khalifa Sall la woon projet maire de Dakar mais Bamba Fall ba léegi liggéey na dañ lay gis toujours da ngay def ay vidéo di ko dal ak yooyu ñu gis ne toujours yaa ngi def ay vidéo di ko dal nga fës tamit ci collectif bi ak yooyu parce que tey boo waral xoolee dal bi nga koy dal parce que boo xoolee collectif bi parce que tey ñun dañu am maire boo xam ne tey ëllëg mu boole bu doomu Médina yi mais da leen di xaajale tey amuñu benn maire boo xam ne tey lu fi nekkee lu xaste tey boo ma joxeñee dara ne ma lii Bamba Fall moo ko def ma ne la waaw loo xam ne nekkul son propre intérêt personnel loo xam ne da ko def pour doomu Médina yi tey joxeñ ma ci benn nga wax ma benn Médina 2 tey warul nekk fourrière mairie Médina nañ waxante dëgg ku xool Médina 2 nu mu mel terrain basket bi fa nekkoon am na terrain basket bu nekk à côté mu ne moo ko defar mais je suis désolé c'est les anciens basketteurs de la Médina ñi nga xam ne tey ñoo doon basket ñoo dajaloo mu jox leen espace ñoo ñu def fa seen xaalis du dëgg tey tali yi ñuy wax nii projet ville de Dakar la woon pavage yi projet ville de Dakar la tey douche publique yi ñu jël def ko ay magasin tey Médina ko moom
du dëgg ça fait koo xam ne ça fait 9 ans ba nga fi nekk léegi li ñu la wootal ci budget mat na 8 milliards ba léegi gisuñu dara loo ci def tey toog nañ dégg benn comment dire benn conseil am accusé ko ne ko Auchan jox na ko 650 millions ba léegi waxu ci tontuwu ci porté wu ko plainte du dëgg collectif bi nag boo gisee mu taxaw mooy doomu Médina yi ñun ñëpp xamante nañu ñun ñoo jóg bëgg a xam suñu maire lan la ñu defal ban projet d'avenir la am pour les jeunes de la Médina lan la fi def loolu ñu koy compter ay kër di ko compter ay kër ñaata kër terrain Médina minimum ça coûte 100 millions yow ku jógee Italie 2006 at léegi nag nga fi mën a naka lañ la mën a compter ay kër du dëgg tey dama bëgg rek objectivement ñu wax ma Bamba Fall def na fi lii lu concret loo xam ne ñëpp Balla nag monsieur le maire nag Bamba Fall liggéey na ndax ku gis xar kanamu Médina bu njëkk ba avant Bamba di toog ak léegi nga xam ne Bamba liggéey na sa waay Médina nii la meloon bu njëkk nañ waxante dëgg Médina nii la meloon bu njëkk yow bu fekkee ni xam nga Médina nii la meloon bu njëkk fi laa juddoo rue 19 ruq bu sew waaw Médina nii la meloon bu njëkk est-ce que nañ waxante dëgg tey valeur xale yi sax da ko yàq tey boo gisee muy dugg ci ay koñ ak koñ di jël ay jeunes di seppi ay jeunes ñii mu leen di may ay 200 000 ñii 300 000 di xaajale booy yi man ça me fait très mal da ngay gis benn koñ lu mel ni Rue 9. politicien boo gis tey ji day may ay nitam ay xaalis di leen jàppale di leen dimbali nekkul monsieur le maire Bamba Fall rek moo fi nekk tey ji di may xaalis wala muy def yee nii. waaw dëgg la mais xam nga tey nit bu fekkee ni laa daawul def boo ko commencé def rek day indi suspicion. Bamba Fall depuis 9 ans mi ngi fi déggante ci année daaw at ren la commencé def loolu lu tax def ko depuis 9 ans. daan na dem ci dëcc di dem ci ngénte yi di dem ci mariage yi. xam nga tey dañuy wax lu objectif. du dëgg tey obligation am la tey en tant que maire Médina tey ñu dénk ko suñuy budget dénk ko suñu alal dénk ko suñu dëkk obligation la tey boo amee ku fi wàññeeku moom mu dem fa. loolu c'est son obligation nekkul loo xam ne. waru ko def da ko war a def c'est son obligation du dëgg tey ñun lan lañ koy wax tey mu génneel ñu vraiment bilan 9 ans yi mu def Médina lan la fi def lu concret lan la fi def lu dul à part jël suñuy jeunes armé leen jox leen jaase ku fu wax dóor leen ko ku wax xaañ leen ko ku wax agressivité boobu mu dugal biir Médina loolu la booy Médina yi soxlawul du dëgg tey booy Médina yi dañu soxla vraiment politiciens yu am xam-xam moi je n'ai rien contre Bamba Fall rien du tout mais Médina moo ma ñor du dëgg fii ma juddoo moo ma ñor tey su ma toogee gis su may rakk ñoo xam ne tey dama laan daa gis ñu nekk benn groupe di ànd tey ku nekk gàddu jaasi jàkkaarloog sa morom kii bokk fee kii bokk fii tu vois tout ça ça me fait mal man ma bokk ci Cheikh Ba wala ma bokk ci Bamba Fall laa yemale Médina moo ma intéressé tey képp ku fi mënti nekk muy Bamba Fall muy Cheikh Ba muy keneen ku mu mënti doon te nga amal njëriñ Médina loolu moo ñu soxal du dëgg man ñun ku amal njëriñ Médina moo ñu soxal mais koo xam ne di xaajale suñuy rakk di corrompre suñuy yaay amul lu dul léegi Bamba Fall politique am lépp xaalis la léegi lépp xaalis la fu mu dugg dem tuur xaalis fu mu dugg dem joxe xaalis mais xaalis boobu suñu xaalis la daf ñu ko war a justifier fan lay dugg tey mënuñu wax ni kii de Dakar mais les gens de parking là jox nañ ko 200 millions kenn xamul fu mu jaarul trésor Auchan jox na ko 650 millions jaarul trésor ay bruit yooyu dégg ci Médina bi la jeune Médina yi di ko wax donc ñun tamit dañ bëgg mu leer parce que ñun tamit Bamba Fall il est le maire mais ñun am na lu ñu représenté ci Médina bi tey bu ñuy wax di ko ŋàññi di ko wàññi parce que dañu bëgg moom mu wax ñu lan la def lu concret du dëgg nit ki boo koy attaqué di ko wax mais na la wax moom lii la fi def lu concret à part toj na douche yi def ko ay magasin toj jàkk yi def ko ay magasin espace bi fi am privatisé na ko du dëgg même terrain bi nekk fële Gueule Tapée bi 33 bi fële ci kaw espace kii boobu tabax na ko mais ban espace fan lañ mën a am léegi fu ñu nooyee xoolal Médina bi ngay toog xoolal lii depuis tabaski mi ngi Balla su ma la déggee kon 9 ans yëpp gisoo lan la Bamba Fall defal fii lu concret liggéey ci Médina fi lu concret lu waa Médina yi sentir kon daal gisoo ay réalisation Bamba Fall mais wax ma ko boo ma ko waxee yow boo ma waxee benn ma ne la waaw man dama objectif te su may critiquer damay def critique bu constructive critiquer wu ma parce que damaa bokk fenn critiquer wu ma ndax damaa far fenn critiquer wu ma ndax dafa am ku nekk sama ginnaaw damay critiquer parce que Médina laa dëkk fii laa màggee Sénégal ñëpp xam nañ kan mooy Balla Diouf tey su may wax bu objectif laay wax
mais dama bëgg rek nga joxoñ sa baaraam nga ne ma Bamba Fall def na lii ci budget Médina ci xaalisu Médina waa Médina yi gis nañ ci seen bopp loolu rek laa bëgg nga wax mais ma ko. école Médine bu njëkk ba 5 heures daanoo fa jàll agression bi bëri woon na fa defar na ak yu may bëri yoo xamante ne loolu tey yëpp ay jii wax la ñun ñëpp fii lañ juddoo yàgg dugg école Médine yàgg fa fubal loolu fan la mës a amee loolu waxam la moom kan la ñu mës a agressé école Médine kenn ku dëkk Médina na mës a taxaw ne agressé nañ ma école Médine musul am musoo ko gis. case des tout petits bi xale yi di jàngee case des tout petits ci projet état la réalisation am la projet Ablaye Wade la non attends nañu Balla nag, arrêté nañu Balla, arrêté nañu arrêté Balla, nañu Balla, arrêté Balla, loo xam ne luñ fi Balla, def Balla luñ fi def lu ñu ci loo waxante xam ne- nag mais 9 ans ba kun toog ci mairie 9 ans Bamba Fall am na lu mu fi def li mu fi def mooy ñu koy compter ay kër ba waaguñu ay kër gi ñu ko daal luweel di ko fayal sax biram saasam si da koo jënd ay yeneen ak yeneen ak yeneen ah nañ waxante dëgg ñun Médina lañ dëkk buñ naxante mais loolu moo tax ngay def ay vidéo tout le temps di attaquer monsieur le maire mais defuma vidéo attaque man damay yeew conscience waa Médina yi ñu xam Médina bi ñu dëkk dénk nañ ko koo xam ne vraiment at budget wu pratiquement 800 millions par année mais gisuñu ko defuñu ko dara mais sax tey gis nañ un maire comme Barthélémy Dias budget maire yi la yor gis nañ li mu def Mermoz gis nañ espace vert bu mu utal jeunes yi tey ñun loolu la ñuy demander suñu maire ñu am loo xam ne tey lii kat jeunes yi bu ñu bëggee fubal bu ñu bëggee foo dinañ ko am mais espace bu fi am nga tabax ko kër espace bu fi am nga def ko ay nga def ay coopération nébuleuse yoo xam ne tey vraiment kenn mënul comprendre kenn mënul xam tey ñun ñëpp dañu chamboulé wu Médina kenn mënul xam lu xew parce que ku nekk sa xalaat ngay wax rek ak sa vision fi nga gisee mais tey kenn mënul wax ni Médina mi ngi dox kenn mënul wax ni Médina mi ngi si jàmm kenn mënul wax ni Médina tey lii c'est pour les jeunes de la Médina mënoo ko joxoñ mënuma ko joxoñ kenn mënu ko joxoñ te loolu moo tax c'est déplorable loolu moo tax ñuy wax ñun waxuñu pour dañu contre benn nit wala benn ñaari nit wala dañu bokk fenn objectif mooy tey ñun Médina dañoo bëgg mu am xar kanam boo xam ne tey ku dugg Médina di nga xam ne kat ki ñu dénk suñu alal ki ñu dénk suñu maire tey mi ngi xaalis bi ñu koy jox di ko votel at li muy dagg li Sonatel di fay keneen ak keneen ñëpp di ko fay mu nekk ay milliards ñu xam fu mu jëm. Balla jàpp nga kan mooy le meilleur profil parce que Cheikh Bara nekku fi ak ki nga xamante ne moo di Bamba Fall Seydou Gueye tamit mi ngi fi entre ñoom kan mooy nga yaakaar kan mooy le meilleur profil pour nekk maire Médina. ki ci am le meilleur programme ku ñu si présenté le meilleur programme ki nga xam ne tey programme am tey nekkatul léegi ay profil wala xar kanam léegi affaire programme la nit ki balaa ñu lay Médina tey balaa ñu koy dénkati benn kii que ce soit comme mënti doon mais dafa war a teg benn programme boo xam ne tey dafay leer ba pare day am suivi ba pare am benn commission boo xam ne moo war a topp loolu nga xam ne tey moom la digoon waa Médina yi mais nekkatul question de profil tey Seydou Gueye dëgg la sunu grand la Médina la dëkk te ñëpp fonk nañ ko respecté ko Cheikh Ba pareil du dëgg ñoom ñëpp fii lañ dëkk mais tey bu fekkee ni ñoom ñaar Seydou Gueye dafa jaar nii Cheikh Ba jaar nii cooway bëri rek mais ndox du am. est-ce que bu ñu boolewul seen doole mën nañ fi jëlee maire bi fi ne. mais loolu la ñu war a wax loolu la ñu war a def tey doomu Médina yi ñoo jóg bëgg changement tey du Balla Diouf du Seydou Gueye du Cheikh Ba du keneen mais doomu Médina yi ñoo bëgg vraiment changement quoi ñoo ko bëgg mais tamit xam nga nit ki tamit bu la falee dina dem ba benn moment gis ni kat fal na la mais ñëpp kontaan nañu même bu fekkee ne def nga ay effort mais dañuy bëgg changement. Ablaye Wade Sénégal ñëpp ko bëgg mais ba ñu doyalee ñëpp dañ ko ne doy na ñu changé ko indi Macky tey mi ngi góorgóorlu di def li mu mën tey ñëpp xam nañ li mu mën du dëgg tey Bamba Fall ñoo ko faloon wax dëgg yàlla mais bu ñu demee nag ba doomu Médina yëpp doyul soxlawul xeex soxlawul xuloo du dëgg nañu dajaloo ñu dem campagne ñu teg ko ci yoon que le maire gagne. ci kaw ngeen booloo. mais waaw Seydou Gueye ak Cheikh Ahmed Tidiane ba boole seeni doole ndax moom nee na. xam nga la mooy dëgg gi. Seydou Gueye dem na fi campagne demati campagne. Bamba Fall mayu ko dara ci Médina bi fu mu mitinee mu tas ko fu mu ne nii ñu dàq ji leen dóor leen du dëgg mais tey am na kenn koo xam ne yàlla dimbali na ko tey jeune Médina yi jox nañ ko bopp muy Cheikh Ba te am na programme te wax dëgg yàlla. yow koo xam ne mairie Médina moo la def li nga doon li nga am yëpp mairie Médina la ko def koo xam ne dafa liggéey nag ba pare dëkk Médina sentir ne Médina la dëkk tey lépp lu mu am ci biti mi ngi koy partagé ak waa Médina ba pare am projet ba pare gëm ni moom am na projet mën na yóbbu Médina ci kanam mais tamit pourquoi pas Seydou Gueye dem fekk ji rakam Seydou Gueye dañuy toog chaque jour muy dégg ni mu ne Cheikh Ba rakam la xaritam la
na dem dooleel rakam jàppale ko comme moom dem na tenté na chance mu cóol mais na dem dooleel rakam dooleel Cheikh Ba ñëpp àndandoo doon benn léegi mu jaar ni kee jaar ne te ñoo bokk fi ñu jëm tey Cheikh Ba bu fa nekkee mel na ni Seydou Gueye moo fa nekk Seydou Gueye bu fa nekkee mel na ni Cheikh Ba moo fa nekk kon nañ boole seen doole jeune Médina yi fekk si leen jàppale leen vraiment ñu récupérer suñu mairie changé ko parce que li fa nekk nii doy na waar quoi. yaa ngi CATB. maa ngi CATB. léegi yaa ngi CATB kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba ngay jàppale ci élection yi ñu jëm ak politiquement. waaw man moom laa mës a jàppale parce que man dama mës a gëm ku bëgg Médina. est-ce que am nga ay jeunes yoo xamante ne yaa ngi liggéey ak ñoom ci programme ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba pour dimbali leen ndax ku ne xam na ne Médina bëri na chômage Médina foo romb xale yee ngi fa toog ci quartier di attaaya ak yooyu est-ce que yooyu tam yéen a ngi koy jéem a xeex. mais chaque jour tey loolu noonu yëpp ci problème la fii ci Médina tey mooy li ma lay wax mooy projet d'avenir pour les jeunes amu fi tey jeunes yi dañ leen laisser à rade amuñu accompagnant amuñu dara lu dul politicien bu soxla ñëw corrompre leen wala booy soxla def cant ñëw demander la solution nga yëkkati 400 000 jox leen booy yuuxu fa nii dem nañ boo leen wanee ginnaaw ñu ngi ci leneen il faut des ambitions il faut teg ay actes yoo xam ne tey waxuma sax jeunes yi mais Médina ñëpp ñoo ciy gis seen bopp tey nga defoon benn espace vert def ba ay jeux d'enfants tey ku wàcc liggéey toog di doxantu ba foofu say doom foo ree mais loolu waa Médina ñu ngi ci gis seen bopp du dëgg man waxuma rek aspect politique parce que man Cheikh Ba su may liggéey ak moom liggéeyu moom ci politique liggéeyu ma ak moom ci terrain mais ci aspect sécurité bi nga xam ne tey moom laa ko yéene fa laa ko mën a jàppale foofu laa koy jàppale parce que doomu Médina la am na ay ambition tey ambition am projet am doy na ma donc man côté bi ma mën mi côté sécurité heure bu ko soxlaa damay ñëw jàppale ko te Cheikh Ahmed Tidiane Ba ku neex a jàppale la koo xam ne tey wax dëgg yàlla coonam yëpp ak mbégteem yëpp pour doomu Médina nekk ci jàmm yéenam yëpp pour Médina am beneen xar-karam mais kon kooku neex na jàppale xanaa nag ragal pété day xañ a wërsëg ñu mënu Bamba Fall rek nekk fi pour ñëpp war ko mën a faral du dëgg tey Tigo mi ngi fi Orange mi ngi fi Expresso mi ngi fi tey Promobile sax am na tey non mënuma comprendre ni que ni tey Bamba Fall moo fi nekk rek dañu war a faral Bamba Fall non bokkuñu ay idée bokkuñu ambition tey ki nga xam ne tey vision am doy na ma mais kooku laa mën a jàppale ñu mën a jàppale Bamba Fall nag nañ jàppale Bamba Fall loolu amuñu ci benn problème mais mu am respect ñu bañ a nekk fii di reyante donc ñu bañ a jaxase doomu Médina yi parce que ñun benn la ñu kenn mënuñu xaajale politique nag warul xaajale benn doomu Médina man loolu laay déplorer. Balla waxtaan bi neex na lool kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw di remercier Médina TV rek di leen ñaanal yàlla vraiment site bi doon dem ba doon vraiment télé rajo journaux lépp vraiment parce que yéen a ngi liggéey bu am solo ci Médina te amu leen parparloo tey ni ngeen may jëlee nii noonu ngeen jëlee Bamba Fall noonu ngeen di jëlee keneen te loolu mooy liggéey bi di leen sant di leen gërëm di gërëm Médina ñëpp di ñaan yàlla nag Seydou Gueye dem jàppale ji rakam vraiment Cheikh Ba dooleel ko Médina ñëpp dooleel ko mu jël maire bi incha allah pour les prochaines élections. te gëm nga ne da koy jël. mais àdduna nit ki loo nekk da nga koy gëm Bamba Fall du yàlla du yonent moomul sunu mairie dañ ko dénk buñ ko soxlaa tamit bu lépp tegoo ci yoon dañ koy récupérer rek. macha allah loolu am na solo amoon mbégte ak contentement dalaloon ko ci Actu Médina moom mi nga xamante ne moo di Balla Diouf mu nekkoon émission bu neex a neex bi leen jox dig daje beneen yoon incha allah ak feneen fu ñu koy defee di gërëm caméraman bi nga xamante ne moom laa àndaloon ak sama assistant mu di daam beneen yoon incha allah toujours sur Médina TV HD. Yep, yep, yep.